Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. wax ci mbiru Ousmane Sonko ñun dañoo bokk ci ses avocats ses défenseurs te nëbbatuwuñ dañ koy assumer bu baax a baax parce que nit boo féetee fenn da ngay am courage nga wax ne man fii laa féete boo àndee kenn tamit da ngay am courage nga wax ne man kii laa àndal loolu dara nekku ci waaw li koy olof di waxee rek nëbb sa féete moom daf lay xañ sa wërsëg ba tax na ñun nous sommes derrière le président Ousmane Sonko di ko jàppale ci programme am rawatina nag ñu koy jàppale ci injustice bi nga xamante ni moo lañ bëgg a teg ci kawam ak cabale politique bi nga xamante ni c'est clair ne moom lañ teg ci kawam mu nekk benn deal leer nañ 99% des sénégalais ñëpp 99% laa leen wax parce que ñu nekk ci nguur gi far tekkiwuñ dara duñ nitu tous parce que man nit sooy ànd ak nit te ànd ak moom ci dëgg man damay jàpp ne yow doo nitu dara man lu ma bëgg nit su may ànd ak yow damay ànd ak yow ci dëgg waaw loolu la yàlla bëgg waaw di ànd ak moom ci ragal yàlla di ànd ak moom ci waxante dëgg di ànd ak moom ci jàppalante te booy ànd ak nit ci jàppalante boobu yàlla wax muy wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan jàppale boobu noonu yàlla di wax foofu noonu mooy nga koy wax dëgg su juumee nga ne ko dangaa juum mais sénégalais dafa nekk koo xam ne dafa bëgg teraanga bëgg prestige loolu moo tax nag képp ku nekk président rek li ñuy dal ci suñu gaay yi yëpp ca Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall nga xam ne ci la gën a grawee gravité bi ci la yokkee mooy lu ñuy jàppee ñoom ku falu da nga naan sénégalais dafa bëgg postu dafa bëgg teraanga voilà dama lay jox poste jox la teraanga ju bari jox la ay avantage léegi man lu ma def rek nga cautionné Abdoulaye Wade mas na taxaw ne chaque sénégalais a un prix waxoon na ko fi nee na sénégalais bu nekk am nga njëg Macky Sall mi nga xamante ni Abdoulaye Wade moo ko yar moom am na jikko yu bari yu mu jëlee ci Abdoulaye Wade mais xam nga lan la jëlee wut ci Abdoulaye Wade mooy élégance politique ak nekk démocrate loolu moo ko manqué parce que dafa nekk baadoola mooy nit koo xamante ni da ngay ñëw ne lii laa soxla victimiser wu parce que da nga amoon ak Abdoulaye Wade problème ba pare teg sa ay programme teg sa ay promesse naan su ngeen ma falee dinaa def lii laa leen di defal li fi nekk baaxul te li fi nekk dafa nekk loo xam ne ñëpp la métti woon ñëpp di ko xeex moom mu nekk ci victime ñun ñu ànd ak moom wàcc sur le terrain di ci xeex am ay nit yoo xamante ni tëj nañ leen ci kaso am ñoo xamante ni dee nañ ci ku ci mel ni Mamadou Diop am ñoo xam ne am nañ ci ay gaañu loolu yëpp nga xam ne ñun dañ ko doon bokk di ko xeex ba moom wax yi mu doon wax yëpp tey ñu ngi ko koy tegal mu nekk vaar muy gis boppam ne moom daf doon fen moom li mu doon wax gëmu ko mooy ne damay naxanteeg sénégalais yi parce que sénégalais moom neex naa nax su ma faloo après ma def li ma bëgg li mu doon wax yëpp tey nit ñaa ngi ko koy tegal tey waxoon na fi ne Abdoulaye Wade bu insister di forcer 3e mandat bi on va aller au palais pour le déloger moom moo ko waxoon na loolu nekkul appel à l'insurrection bu ñu bëgg a taxal Ousmane Sonko nii de loolu tentative de coup d'état la loolu moom projet pour coup d'état Abdoulaye Wade loolu la amoon te pourtant mu ngi nii après fal nañ ko te bi ñu ko falee lu gën a yées lu Abdoulaye Wade doon def 10 000 fois moom ci la nekk parce que au moins Abdoulaye Wade am na lu mu doon jomb quoi Wade tey 23 juin bi bu ko neexoon du autoriser li nga xamante ni moom mooy marche bi mais marche bu mu autoriser xam ne nous sommes dans un pays de démocratie su fekkee dañoo bëgg a teg benn projet de loi am na ay nit ñoo xamante ni dañoo am droit contester ko ba pare constitution bi may na leen nañu marche Wade il a accepté la marche ñu ñëw devant l'Assemblée nationale Macky Sall mu ngi nii fa la nekkoon te pourtant ñun bu ñu neexoon ñu ne ko yow naa fekk nga parce que 8 ans yaa ngi dans le gouvernement de Macky Sall tu as occupé pas mal de postes dans le gouvernement de Abdoulaye Wade autant pour moi te occupé nga fa pas mal de postes nga def ak nit 8 ans jotee ak moom ndax doomam nga ñëwaat ne kooku dafa bon ànd ak nit ñi di xeex te opposition bi mu doon àndal à l'époque ñoom Moustapha Niasse ñoom Bathily ñoom Dansokho
ba ci ñeneen ak ñeneen quoi ay ñoom paa bi sant Samb Momar Samb borom réew mi kenn du ko pàccoo dañ koy pencoo ñooñu ñëpp ñoom dañoo nekkoon ay opposant radical bu Ablaye Wade te pourtant Macky Sall daf daan dal seen kaw ak ay Idrissa Seck nii yëpp bi mu nekkee ci gouvernement Ablaye Wade da daan dal seen kaw di génn di leen attaqué mu am ak Ablaye Wade problème génn ñëwaat ci ñi mu doon saaga démb di leen attaqué ànd ak ñoom di xeex Ablaye Wade mi mu doon wax ne Ablaye Wade moo baax 2007 Macky Sall moo nekkoon directeur de campagne bu Abdoulaye Wade si la demee woon Fatick jaay doole voter par force parce que dafa ñëw ñu ne ko da ngaa fàtte sa carte d'identité vous ne pouvez pas voter mu ne je vais voter par force boobu il était premier ministre ñëw dajji isoloir bi jaay doole waa bureau bi président de commission bi voter par force génn man boobu nag laa ko contre ba léegi parce que man bëgguma abus de pouvoir te abus de pouvoir xam nga kan moo koy def mooy ku baadoola rek mooy baadoola bu ma doon wax mooy ñëw nous sommes dans un pays de droit dans un état de droit sooy voter même boo nekkee président da ngaa war a am carte d'identité nga génnee sa carte d'identité génnee sa carte électeur ñu enregistré la nga signé voter ñëw dugal ci encre indélébile bi ci sa loxo génnee yàgg ñëpp a ci yem yàgg jaaykatu caaf beeg jaaykatu géej beeg yéen ñëpp a yem yow dañ laa tànn rek fal la nga nekk président kii nekk premier ministre kii nekk beneen ministre kii nekk directeur ku nekk ñu jox la responsabilité mais terewul gënoo benn sénégalais taxul nga gën benn sénégalais yàgg sénégalais yëpp yéen a tolloo donc mu def loolu bi mu defee loolu après mu am ak Abdoulaye Wade problème ñëw ci combat bi gars yi comprendre ko ànd ak moom di xeex mu ne su ma faloo impunité dina fi jeex parce que moom victime impunité boobu noonu la woon Karim Wade la joteel def ko au assemblée nationale ne ko ñëwal Abdoulaye Wade dal ci kawam poussé ko à la démission mu démissionné léegi kooku ñu bëri amoon nañ ci moom yaakaar parce que ñun dañ doon làmbatu rek wax dëgg yàlla dañ doon làmbatu rek gis nañ ne Macky Sall kat wax dëgg yàlla am na ak Abdoulaye Wade problème te Wade wax dëgg yàlla moo ko tooñ parce que ku jiite assemblée nationale institution bu toll noonu nga xam ne pouvoir boppam la war na mën a oo un ministre boo xamante ni dañ ko dénkoon financement wu ANOCI bi ak organisation ANOCI ne ko ñëwal nga leeral mais il a le droit ñëpp si àndoon man mi àndoon naa ci naa fex yi wër Abdoulaye Wade jaxase ko ak Macky Sall ne ko kii daf lay défier te sa doom bii nii war na la mën a remplacer affaire yooyu noonu te pourtant transparence dafa baax ci réew ñëpp jàppale Macky Sall ànd ak moom ba fal ko président de la république Macky Sall ñëw mel ni du moom soppeeku te début bi il était de bonne foi ñëw teg CREI yi def ci 25 personnes ne reddition des comptes ànd ak Mimi Touré teg ko ministère de la justice xam nga gars yëpp na non Macky moom vraiment bokk ci quoi ndeke Macky moo gën a baadoola kii baadoola ci àdduna bi lépp lu ñu doon xeex ci Abdoulaye Wade mu métti woon ñu ne bu ñu ñëwee Macky dinañu ko saafaraal Macky dafa ñëw jël loolu gën kaa bonal moom gis ngeen 23 juin bii nii ma doon wax ne Abdoulaye Wade dafa bàyyi woon ñu marche autorisé ko autorisation boobu moo tax projet de loi bi jàllul parce que dëkk bi dafa doon tàkk il a fallu l'intervention des marabouts je me rappelle dégg naa Serigne Abdou Aziz Al Amin ñu gën kaa xam ci junior owoon na ko ci moment boobu ak yeneen sëriñ yoo xamante ni ñu ngi Sénégal ci jamono jooju foog naa sëñ Sidi Muxtaar moo fa nekkoon comme xalifa moom it owoon na Abdoulaye Wade pour wax ak moom léegi Wade reculer wax gaay mi na leen dellu leen ginnaaw loolu mooy élégance gis nga nit soo bëggee def dara peuple bi ànduñ ci ba réew mi nar a tàkk da ngay dellu ginnaaw léegi nag Macky ci loolu la jàngee moom li mu doon xeex noonu jour boobu moom ma nga woon foofu di xeex mais loolu daf cee jàng moom ne man bu ma nekkee président su ma bëggee def comme lu Abdoulaye Wade doon def du ma autoriser marche parce que su ma koy autoriser pression maraboutique boobu noonu ak pression sociale bi mën nañ ñëwaat sama kaw te je vais reculer te man du ma reculer est-ce que yéen comprendre lu ma leen di wax ci baadoole gi nekk ci Macky Sall loolu moo tax ba mu tegee parrainage bi ñu ne ànduñ ci mu ne bu fi kenn marche 23 juin boobu noonu
daf ko servir leçon moom ci yu bon yi muy def ne marche du fi am génne police teg ci mbedd mi gendarmerie fa ñu war a nekk ñoom it ñu nekk fa ku fi yëngatu ñu jàpp la yóbbu ci commissariat yi tëj ba affaire bi passé bañ jàllale seen projet de loi muy parrainage bi ñu soog a libéré gars yi ñu dem mate ñépp te bi mu toogee ba léegi loolu lay def gis nga marche yi nga xamante ni moom daf ko doon kaas ba mu nekkee ci opposition ba marche yooyu bi mu ñëwee daf ko interdire marche yooyu bi mu ñëwee moom la njëkk interdire na kenn du fi marche arrêté bi nga xamante ni daf ko doon kaas mu nekkoon arrêté Ousmane Ngom ba di interdire place de l'Indépendance ak ay place Soweto yooyu yëpp na kenn du fa marche bi mu ñëwee dafa confirmer loolu te moom àndu ci woon ci moment boobu noonu Ousmane Ngom di jël arrêté bi xam ngeen kon kii baa doole la nekkul nit ku baax dama leen di faral di wax ne lu tax ma ne leen Macky Sall du nit ku baax ñi muy àndal tey ñiy cautionné li muy def nii gis nga ñooñu doo ci dégg mukk seetlu leen ci gaayam yi est-ce que mas ngeen dégg ci gaayam yi ku koy tagg naan dafa baax xam nga leen ngeen di dégg ñu koy wax non le président il travaille bien réalise na fi ay pont def na fi bourse sociale moo fi def PUDC def ay forage ci àll bi ay réalisation yam rek la ñuy wax mais comme nga ne Macky Sall en personne nit ku baax la nii doo ko dégg mukk ci gaayam yi xaajul bay jege baax te dafay tromper nit ñi gis nga Sénégal këru diine yu fa nekk ñu bëri bu ñuy seddee ci Macky Sall dañ naan ku yaru la ak ñi ànd ak moom naan woy xam nga président dafa yaru mais président yaru lan mooy yaru ci président lan mooy yaru mooy lan mais loolu c'est son dafa war a yaru nekk nit da ngay yaru da ngay discipliné mais loolu magam jëmu nga naan ko dafa yaru kañ boo xee da nga koy wax xale président est-ce que dafa war a réew nekk fii nii di jaay réew moo tax wax yooyu waxu caaxaan la loolu ngeen di dégg te loolu da leen koy gëmloo te nekkul ci moom kanam gi muy wane moom ne moom noonu la mel ay bëriwul wax dafa lewet fekk il est hyper dangereux nit ku garaaw la dafa mën a yàq nit maanaam moom gis nga politique daf ko jaral lu nekk te loolu pour nit ñi xam ko dafa bàyyi ba mu nekk ba nekk président nit ñi soog a xam loolu ci moom léegi nag muy wan kilifa diine yeeg ñëpp ak ñeneen ñi na leen man nit ku yaru laa nit ku calme laa te kanam bi bu muy wane ci biti ak bu nekkee ci biir li muy def billaahi wallaahi watallaahi maa leen koy gëñal ne loolu du dëgg parce que bu nekkoon nit ku baax tey nit ku baax du war bu nekkoon nit ku baax li mu waxaale ak nit ñi mais bu ñëwee daf koy def mais bu mu ñëwee lan la njëkk a def au lieu que mu liggéey dafa acharné wu ci doomi Ablaye Wade pour se venger di venger wu pour se venger cri bi mu ko dekkilee ñu bëri dañ na Wade reddition des comptes il faut que mu am quoi parce que demande sociale la ndeke moom jubluwu ci woon pour reddition des comptes mais li ko Ablaye Wade defoon ndax Karim Wade loolu la bëggoon a fay wante ak Ablaye Wade te nit ku baax du fay wante nit da ngay jéggale di jëllale Ablaye Wade mi nga xamante ni moo ko yar ci wàllu politique mais Ablaye Wade gars yi ko toppoon wër ko ak transhumants yi nekkoon ci moom am na ci ñoo xam ne lu nekk wax nañ ko lu nekk def nañ ko Djibo Ka bi mu nekkee ministre de l'intérieur mais yónni na ay policiers combien de fois pour ñu ñëw jàpp si Ablaye Wade mais mujj gi dafa ànd ak Djibo Ka def na ko sax ministre après foog naa ministre de l'environnement la ko defoon si je ne me trompe pas mais kooku da ngay jéggale di jëllale mais Macky nag loolu nekkul ci moom tey waroon na xool comme ci problème am ak Ablaye Wade de ne man li ma Ablaye Wade defal ak li ma jotee ak moom su ma ko tegoon ci balance li ma defal mooy daane lële li ma defal dafa bëri moo tax sax sénégalais yi xam ma ba ma nekk président comme doom dafa jege ci xol te vraiment man nekk naa président bon garaawul quoi amul benn problème dund naa fa injustice yàlla yëkkati na ma au bout de 5 ans ma ñëw remplacer ko toog ci chaise am ce qui n'est pas évident mais naa sant yàlla wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi mais defut loolu dafa ñëw di fay wante moo tax ma ne leen baadoola la
mais fayu-wante bi jëlewu ci benn victoire parce que ñëpp xam nañ ne moom li ko taxoon a jóg Karim Wade la parce que 25 personnes yam defoon ci liste ba ñooñu tey ñoo transhumé ñëw ci moom tey di liggéey ak ñoom Omar Sarr rek ñoom Farba Senghor rek ay ñoom Awa Koudou Ndiaye xanaa Aïda Ndiongue moom tëjoon nañ ko kaso te bi mu demee justice bi mu àttee dañ na Aïda Ndiongue lañ jox dëgg dafa tranché pour ci faveur Aïda Ndiongue ne dañ kaa tooñ mais lu ci des ak ñi ci des ñoom Samuel Sarr rek ñoom ñëpp dañoo mujj dem ànd ak Macky Sall te ñooñu dafa waxoon ne dañoo lekk xaalisu Sénégal dañoo war a rendre compte léegi bàyyeen leen xaalisu Sénégal bi ak ñoom Ousmane Ngom léegi mu ngi ànd ak ñoom di liggéey parce que ñooñu accepté nañ pour ñëw ànd ak moom liggéey kon nit ku baax du def loolu léegi yow ñi nga doon topp ne ñoom dañoo sàcc xaalisu Sénégal nga bàyyi leen di liggéey ak ñoom léegi ana xaalisu Sénégal bi Karim Wade mu exilé nee na Karim Wade pour mu ñëw ci réew ma il faut mu fay xaalisu Sénégal bu ko defut dañ koy jàpp tëj ko léegi bu ñëwul nag kon te ñu amoon occasion su fekkee lu ñu koy wax dëgg la te ñu amoon occasion pour téye ko ci réew mi mu delloo xaalis bi mais wër nañ partout ci comptem yi nekk partout dans le monde mënuñoo fexe ba gis ko jox ay nit xaalis chargé de mission ñu dem wëri ji fu nekk def ci ay milliards lu ñu doon wax ci Karim Wade gisuñ ci dara ndeke waa ji daf doon venger wu ñam jël taf leen tey ci kaw ci kawam ànd ak ñoom di liggéey ak ñoom ndeke ñooñu ñooy les grands voleurs ndeke ñooñu dañoo dem transhumé ci moom pour mën a protéger seen xaalis protéger seen bopp pour mën a mucc ci kaso loolu moo leen fa yóbbu woon mu ànd ak Khalifa Sall en 2009 sous la bannière de Benno Siggil Sénégal ak ñoom Moustapha Niasse ak ñoom Bathily ñoom ñëpp ci lañ bokkoon Ousmane Tanor Dieng ay ñoom Amath Dansokho yàlla na leen yàlla yërëm ñu gagné maire yu ëpp ci maire yi Sénégal yi les grandes villes bañ delloowaat ko sax maire bi nga xamante ni Abdoulaye Wade daf ko yónnee woon délégation spéciale foofu muy la mairie de Fatick parce que dañ ko jaayoon doole nangu ko ci moom léegi Khalifa Sall boobu moo ànd ak moom ci élection 2012 yi deuxième tour jàppale ko ñu taxaw terrain xaar yàlla moo Amath Dansokho nii ñu taxaw ak ñoom Youssou Ndour xoolal muy tagg Khalifa Sall façon tagg bu nekk parce que bu gañee Dakar Khalifa Sall tax te l'union fait la force léegi bi mu gañee ba nekk président de la République mu bëgg a ànd ak Khalifa Sall boobu noonu Khalifa Sall moom jàppul ne dafa war a dem ànd ak moom parce que c'est son droit conviction am la mu ne ko di nga ànd ak man par force wala ma jaay la doole tëj la ci kaso bi mu fàttali li ko Khalifa Sall defaloon yëpp li ko Khalifa Sall defaloon ba mu koy tàgg loolu yëpp la fàtte dal ci kaw Khalifa Sall jàpp ko tëj ko ci kaso bi jiiñ ko ne ko dangaa utiliser xaalisu Sénégal 1,8 milliard te jaarale woo ko ci yoon te ñi ko précédé woon ki ci mel ni Pape Diop ak Mamadou Diop ñoom ñëpp noonu lañ daan doxalee xaalis boobu noonu muy caisse d'avance bi di ci dimbale ay néew di doole te xaalis boobu Khalifa Sall dimbale na ci sax ay xaritam moom ay ñoom Youssou Ndour financé na leen ci seen Bercy Youssou Ndour mii Khalifa Sall financé woon na ko ci xaalis boobu Bercy faj ci ay ñoom Abdou Mbow di ci dimbale ay ñoom Moustapha Diakhaté gaayam yëpp dimbale na leen ci est-ce que sax moom dimbale wuñ ko ci sax mu jàmbu Khalifa Sall parce que Khalifa Sall moom Dakar mënul gagné Khalifa Sall Dakar Khalifa Sall gagné na ko 2014 ci élection locale yi mu ne non comme élection présidentielle laa jëm il faut que ma emprisonner Khalifa Sall léegi nag lam doon xeex ñëwaat encore muy justice bu bon justice boobu la utiliser jaay doole Karim Wade respecté wul ay droits yam ba waa cour de justice de la CEDEAO condamné état bu Sénégal wan leen ne leen Khalifa Sall ak Karim Wade yéen da ngeen leen xañ seen ay droits atte bi jaarul yoon Macky Sall na je m'en fous léegi justice boobu mu doon kaas ci temps yi Abdoulaye Wade na justice boobu jaarul yoon te moom Abdoulaye Wade mënoon ko jaay doole ci jamono jooj tëj ko par force te du ci man tous moom justice boobu la ñëw nag di leen instrumentaliser nag
xam nga tey su fekkoon moom il est de bonne foi bi mu ñëwee xam nga nan lay njëkk a def dafay wax ne problème mu Sénégal mooy justice bii nii dafa am benn cordon ombilical bu nekk diggante justice bi ak exécutif bi cordon ombilical boobu noonu su fekkee man je suis de bonne foi je suis honnête dama koy dagg justice bi am indépendance boppam dootuma fi nekk di présider ay conseil supérieur de la magistrature sequma ak juge yi dara man parquet bi laa amal affaire parquet bi ministre de la justice mooy seen patron ñoom procureur rek ay ñoom doyen des juges rek xawma juge d'instruction ak ñoom ñëpp fa la ñuy ne aju fa nañ gérer ñoom seen parquet juge nag ñu bàyyi leen ñoom ñu am indépendance libre nga xam ne du ñu am benn relation ak exécutif bi seen yoon nekku ci parce que dañoo war a am indépendance parce que ñoom seen pouvoir bopp la ñu am muy pouvoir judiciaire xam nga tey moom bu nekkoon nit koo xamante ni il est de bonne foi xam na ne loolu mooy problème mu Sénégal mais lan moo ko teree def loolu bi mu ñëwee mais bi mu ñëwee defut loolu dafa continuer def la gars yi doon def di présider conseil supérieur de la magistrature di jël ay gaayam di leen nommer ku mu wóoluwut amul ci yow confiance wala mënoo ko defal sale boulot doo nekk président tribunal doo nekk procureur doo nekk doyen des juges ñooñu ñëpp ñoo leen di nommer léegi loolu nag lu tax mu koy def pour bu bëggee daaneel benn adversaire de taille wala benn opposant radical comme Ousmane Sonko ci ñooñ lay jaar ñooñu defal ko sale boulot jalgati yoon def lu leen neex te kenn du ci man tus sénégalais yëpp dañuy toog di seetaan léegi nag moom mu jàppee sénégalais yi sénégalais yi dañoo passif ay yambar lañ ñemewuñ policier ñemewuñ gendarme homme de tenue si boppam la ñu ragal te dañoo ragal kaso léegi man sama ay juge laay yore di leen manipuler yore sama police yore sama gendarmerie ku ma fontoo foofu laa lay jaarale rendi la foofu la jaarale Karim Wade rendi jéggi jaarale fa Khalifa Sall rendi jéggi léegi nag muy wër Ousmane Sonko nag comme Ousmane Sonko moom mooy adversaire am de taille am nekk opposant bu gën a radical dem ba nekk sax le chef de l'opposition mu xam ne waa ji kat mu ngi propulsé wu quoi il prend de l'ampleur te kii li ma bëgg a def daf ma koy yàqal dinaa dal ci kawam Sénégalais yëpp chaque jour dañ doon wax billahi wallahi taala ci groupe WhatsApp yi ci grand place yi partout chaque jour koo dégg mu ne la Macky Sall dina tëj kat dina takkal Ousmane Sonko dara ba tëj ko moo tax lii bettul kenn ñëpp xamoon nañ ne lu mu yàgg-yàgg dinañ créer Ousmane Sonko benn dossier jaxase affaire bi ba fexe ba tëj ko kaso loolu rek moo nekkoon seen objectif loolu moo tax ma leen waaj di nit ku baax parce que bu nekkoon nit ku baax comme moom da doon xeex démb ne li fi nekk baaxul ba moom loolu victime la ci ba génn ci nguuru Ablaye Wade démissionné assemblée nationale démissionné ci parti ba créé parti boppam léegi loolu nag moom bi mu ñëwee daf ko waroon dindi man su may xeex benn affaire ne lii baaxul man su ma ñëwee loolu dama koy dindi mais du ma ñëw di gën a enfoncer affaire bi di ko gën a piiral loolu la def te moom bësam moo gën a bon bi mu ñëwee journaliste yi dafa am ñu bëri ñoo xam ne da leen a jënd juge am ñu bëri ñoo xam ne daf leen a jënd comme ñeneen ñi ni ñu fi nekkee woon te moom bësam a gën a bon politiciens yi nga xamante ni dañ doon oote ay vertu ak ay valeur ñëpp mu jënd leen daf leen ay transhumants ñi crédible loon ñëpp mu décrédibiliser leen Abdou Latif Coulibaly journaliste la ci doyen yi la bokk instant bi Souleymane Jules Diop c'est un journaliste il fait partie des doyens am na benn paa bu nekk la Gazette damay fàtte turam quoi Pape Amadou Fall moom it dafa nekkoon journaliste bu indépendant temps yi Ablaye Wade da daan yàq Ablaye Wade lu mel ni xeme moom Latif Coulibaly léegi nag ponkal yooyu yëpp jël na leen dajale leen Souleymane Jules Diop saagakat un insulteur public Latif Coulibaly moo fi nekkoon di saaga Ablaye Wade di bind ay livre di dénoncer
te li Macky di def moo gën a bon fuuf te mu ngi toog noppi léegi ñooñu ñëpp jënd na leen léegi nag dem ci yeneen télé ay TFM dem 2S ci El Hadj Ndiaye ay ñoom Maïmouna Ndour Faye ak presse écrite bi jël benn soi-disant journaliste boo xam ne amul diplôme journaliste di def usurpation de fonction lay def muy Yakham Mbaye jàngul journalisme du journaliste de daf cee yàgg rek il n'est pas journaliste de formation amul diplôme journaliste jël kooku def ko Soleil ñu koy saagaal nit ñi di ko yàqal deru nit ñi di xas nit ñi te Soleil état bee ko moom de état du Sénégal moo ko moom ñun sénégalais ñoo moom la Soleil moom RTS jël Racine Talla moom c'est un journaliste Mago Malal Tall yóbbu RTS léegi RTS ku nekkul ci mouvance présidentielle bi doo fa génn doo fa wax duñ la invité ci émission doo fa wax lu naqari Macky Sall te ñun ñoom moom RTS ñun te loolu moom ba mu nekkee ci opposition mu ngi ko doon kaas kon yéen sénégalais yéen kenn warul nekk di leen wax Macky Sall yéen xam ngeen Macky Sall yéen mais nit koo xamante ni démb yàggul dara 8 ans ci gannaaw wala 9 ans ci gannaaw wala 10 ans ci gannaaw maximum mu ngi ànd ak nit ñi di combattre injustice di xeex Ablaye Wade léegi li ñu doon combattre tey mu ñëw moom nekk ci loolu nekk ci lu ko gën a bon mais kooku yéen war ngeen a xam ne kon c'est un menteur c'est un traître de classe exceptionnel bu doon ci réew yu baax yi am démocratie yi dañ koy destituer bu doon ci réew yi nga xam ne justice bi moom na boppam assemblée nationale bi moom boppam destituer nañ ko bu yàgg Macky Sall ku noonu nekkatul président de la république parce que Macky dafa ëppal te du baale bu xasee ba ŋànk dara nii daf koy dagg su daggul du bàyyi waaye bu Sonko bii nii nag xamal ne c'est une patate chaude dina wax xàtt ci yow dama la koy waatal billaahi wallahi wa tallaahi barke alquranul karim gis nga kaaw Sonko bii Macky Sall dina wax xàtt ci yow parce que baadoola nga tu es allé trop loin léegi mu jël ñëpp jënd leen journaliste yi justice bi majorité bi moom yàlla lañ ko def ñoom nee nañ Macky mooy yàlla bu ndaw te nee nañ kat foofu pouvoiru boppam la muy pouvoir législatif ils sont élus par le peuple mais faalewuñ peuple bi ils se réclament député Macky Sall mais pas député du peuple gis ngeen benn paa bu fi taxaw Malaw Sow député Nioro nga xam ne ville la mais lu ñu am ci ay problème jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel foofu ci commune bu Nioro région de Kaolack kenn xamut nu mu mel ak département bi extrême pauvreté métti mu ñëw moom war a représenter Nioro pour kaasal leen seen ay droit ak seen ay jafe-jafe mu ñëw ne moom député Macky Sall la quoi nee na su waxoon ne député Nioro laa sax mu tane quoi mais je suis député de Macky Sall man daal lu ñëw ma wate mënu sax wax voté man daal dama ne woon député Macky Sall laa lu ñëw ma wate man sax duma xool ndax baax naa baaxul moom daal day ñëw rek ma wate wasalaam lu ñëw ma wate c'est catastrophique seen paa bu nekk ci assemblée nationale ba Moustapha Niasse bu ñu amee indépendance ba mu am 2 ans 1962 ba léegi mu ngi ci nguur gi jege Senghor nekk na fi directeur cabinet Senghor nekk fi ministre ay yoon nekk premier ministre 1983 Ablaye Wade ñëw mu nekkaat fa premier ministre en 2000 gannaaw bi mu ko jàppalee ci coalition bi di fal Ablaye Wade coalition bi mu ngi tuddoon Front pour l'alternance je me rappelle très bien mook ñoom Dansokho ñoom Bathily ñoo ci nekkoon ay ñoom Mariam Wane parti parrainant maire boobu noonu par reconnaissance comme ñoom ñoo ko jàppale ba mu falu mu def Moustapha Niasse premier ministre te Moustapha Niasse amoon na expérience ci état mu am ak Abdoulaye Wade problème 12 ans nekkul ci nguur
wala sax 11 ans parce que moom bon 11 ans yu manqué tuuti wala 12 ans yu manqué parce que ay quelques mois la dafa Abdoulaye Wade tàggoo moom mën nañu wax sax 12 ans ñëw ci opposition bi mu defaat la même chose 2012 ca Macky jàppale Macky bi Macky demee deuxième tour ak Abdoulaye Wade Macky tamit am reconnaissance yóbbu ko assemblée nationale waaye comme moom mag la te nee na jullit la jaamu yàlla la moom moo doon faral di wax ne diggante Paris ba Dakar wala diggante Dakar ba Paris xam na nombre de salaatu fatiha yu mu ciy def ci biir avion bi waa léegi yow soo nekkee koo xam ne sa doom la sa moroomu doom la 1962 si la Macky Sall juddu presque Macky décembre 71 la juddu presque loolu 62 la kon xam nga kon Moustapha Niasse presque taawam bi Pape Khali ak Macky Sall ay morom lañ doomam la waa léegi yow yaa ngi amee sa doom ngeen doon ànd démb di xeex ne Abdoulaye Wade kat wax dëgg yàlla li mu nekkee jaaduwul Abdoulaye Wade dafa bon ni mu jiitee réew mi baaxul dafa teg loxoom ci justice bi di leen instrumentaliser gars yi dañuy sàcc xaalis nangam mooy lu ñuy xeex nii rek waa léegi yow ànd nga ak sa doom tey di kaas loolu ba yàlla teg sa doom ci nguur ga mu jël la par reconnaissance teg la assemblée nationale ngeen ànd di liggéey ci coalition Benno Bokk Yaakaar waa kooku buy déconné doo ko def comme Pape Khali Niass ak Cheikh Tidiane Niass comme buñ déconné woon nga oo leen yedd leen ne leen Khali yaa ngi déconné de wala Pape yaa ngi déconné man sa baay laa lii waroo kaa def defal lii ak lii ak lii mag noonu lay jëriñ ci réew je suis désolé magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko loolu la olof di wax il faut oser dire la vérité mais Macky Sall mooy kan mooy Macky Sall léegi Moustapha Niasse moomu tey nga xam ne am na plus de 80 ans instant bi parce que il est de 39 instant bi mu ngi am 83 ans bientôt lay am 83 ans dina am 83 ans léegi kon kooku xam nga tey yàlla na ko yàlla may gudd fan mais li ko desee tey bëriwul mais dafa war a xalaat bàmmeelam moom yàlla wax na ne qul innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum dee bi ngeen di nekk di ko daw wala di toog di ko bañ a xalaat dee boobu da ngeen di dajeeg moom à chaque fois ba pare mu waxaat la ne la minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra moo tax temps yi maa ngi gis gars yi di ko fàttali quoi di def ay bàmmeel à côté def photom yéenewuñ ko nag dee yàlla na ko yàlla may gudd fan mais war nañ di xalaat dee quoi xam ne lii mbiru àdduna la Macky Sall xale bu ndaw nga xam ne moroomu doomam la est-ce que war na ko jaral moom mu toog gis dëgg war ko waxu ko bay àgg di bokk ci ay deal moom deal boo xam ne dañuy lever immunité parlementaire Ousmane Sonko te teguñ ko ci yoon ci ay fen lañ ko teg ay caaxaan ay tappale moom mu ñu wax ne mag la te ñu ne mat naa bàyyi sim réew mag boobu tey bàyyi président bi nga xam ne moroomu doomam la muy toroxal ay nit toroxal fi Karim Wade toroxal fi Khalifa Sall jaay nit ñi doole indi fi parrainage te loolu yëpp moom moo nekk assemblée nationale di ko voté muy jàll. dossier Ousmane Sonko bi c'est un dossier vide du début à la fin xam nañ ne ay fen la ay sos la waa léegi moom mënutoon a xool digganteem ak yàlla na ko Macky mu ne ko man sa baay la gis nga lii nii jaaduwul jëmul kër teg ko ci suuf bu koy jaral mu démissionner à l'Assemblée nationale ndax loolu mais loolu jar na ko nañ waxante dëgg mag loolu lay jëriñ ci réew ñoom El Hadj Mansour Mbaye mii nga xam ne communicateur traditionnel la moom it mag la su ma juumal foog naa il est né en 1927 1927 ba léegi nii yàgg na bientôt 94 ans la loolu te communicateur traditionnel la te mag ñu njëkk ña seen communicateur traditionnel yi bu réew mi yëngoo wala réew mi nar a yëngu dañuy yëkkati seen kàddu wax wala ñu jaar ci suuf dox tànk jàmm
kilifa mën nañ ko bañ a yedd ci mbooloo comme Macky Sall mën nga bañ a nekk ci rajo yi di wax di ko yedd parce que président la mais nga oo ko téléphone wala nga jël sa nga sol sa dàll dem ba këram Mermoz comme dégg naa léegi fa lay fanaani bu wàccee nga toog nga waxtaan ak moom ne ko ñun kat mag lañ te li ñu fi fekk bëri na te yow démocratie bii dañ la kaa defaral ba mu baax tegal la nga ñëw nekk ci président Ablaye Wade nekk ci président te Ablaye Wade bokk na ci ñu doon xeex démocratie ñu tëj ko ci kaso ñoom Bathily ñoom Dansokho ñoom Mamadou Diop Decroix ñoom docteur Diallo Diop bu RND ñoom ñëpp tëj nañ leen kaso ay Cheikh Anta Diop ay Omar Blondin ñu tëj ko ci ba mu dee j'en passe xam naa ne su ma naree lim sax damay juum ñooñu ñëpp jàpp ci démocratie ba démocratie bi taxaw Macky ñëw nekk ci président ñu war ko wax ne ko carrément démocratie bii bul fexe mu dee ci sa loxo il faut pas assassiner la démocratie sénégalaise sàmm ko Ousmane Sonko mii defu la dara sa nawla la te xam nga ne lii su fekkee ne yow nekkul yaa ko commandité sax sa ay nit ñoo ko def pour bëgg lu la neex pour te faire plaisir mais nañ teg ci suuf nëppal ñu bàyyi coow li jeex xam ne ñoom échec nañ deal bi baaxul ñu xool feneen wax ak moom xalif généraux yi tamit kazalika naka noonu war ko mën a au téléphone wala ñu sol seen dàll dem seeti ci ko wax ak moom yedd ko pour cohésion sociale bi pour dëkk bi am jàmm loolu jar na ko parce que affaire yi Sonko bii nii c'est une bombe à retardement mën na exploser à chaque fois parce que dañu warte nekk ci benn dëkk boo xamante ni dañoo fal nit président jox ko ay pouvoir mu jël pouvoir yooyu di ci dóor ay nit yu àndut ak moom di leen jaay doole di leen tëj ci kaso bi yow boo ko deful dara sax yow opposant yam ngay nekk rek radical dina ut benn affaire bu mu la taxal pour tëj la moom daal ay kasoom la yore ne ku ko nar a fontoo mu dem dugal la ci kaso ba yàq sa casier judiciaire yàq sa àdduna léegi ay mag nekk Sénégal ñii ne ay kilifa diine lañ ñii ne ay kilifa aada lañ ñu toog di seetaan loolu Moustapha Niasse tamit ànd ak Macky Sall di ko jàppale ci loolu procédure bi nga xamante ni foofu la ñu waroon a jaar pour lever immunité parlementaire bu Ousmane Sonko yëpp dañ ko jalgati député Abdou Mbacké Bara Dolly moo wane lii yéen a ngi gis photo bi kii du Adji Sarr te dossier bi ñu yóbbul député yi assemblée nationale Moustapha Niasse sukkandiku si ba mën a lever immunité parlementaire bi ak ad hoc ak commission ad hoc bi photo bii la ñu def ci dossier ba photo bii ñu ne kii mooy Adji Sarr député Abdou Bara Mbacké Dolly moo dévoilé affaire mu ngi nii député baa ngi nii di ko ci remercier bu baax a baax c'est un excellent travail kii koo gis xam ne américaine la wala mu nekk nigériane yooyu noonu kii du Adji Sarr léegi mag mu toll ni Moustapha Niasse na ma baal suñu kilifa la nag waaye dëgg bu jotee dañ koy wax li mu def ak li mu nekkee du dëgg du yoon politique jarut loolu te lu ñuy def nii ñoom est-ce que wóor na leen ndax 2024 ñoom dinañ ko fekkee 2024 tax ñuy def li pour bëgg a xañ Ousmane Sonko nguur mais Ousmane Sonko du nekk ci nguur gi ñoom ñooy ñan est-ce que ñoom ñooy yàlla ba bëgg a xañ Ousmane Sonko nguur yàlla moo koy joxe te ku ko neex lay tànn jox ko qul illahuma malikal mulki tu'til mulka man tasha yàlla moo ko wax léegi ñu ne ñoom gëm nañ yàlla ba pare di xeex nit koo xamante ni c'est un sénégalais am ay droits les plus absolus pour laaj réew mi ne dafa am programme am pour réewam am parti boo xam ne ñoo ko wóolu def ko président parti bi pour ñu dem à la conquête du pouvoir ñu ne non loolu du fi amee te ñoom dañ leen a may jàmm bañ falu ñoom Macky Sall dañ kaa may jàmm ba mu falu su neexoon Abdoulaye Wade sax du créer parti moom da koy tëj ci kaso bi
Abdoulaye Wade amoon na ay motif yu mu taqal Macky Sall pour tëj ko ci kaso mais il est élégant nit ku baax ngi noonu paa boobu wallahi erreur nag mënta ñàkk l'erreur est humaine il a commis des erreurs mais mënta ñàkk mais sénégalais yi xam nañ ne du moromu sax Macky Sall moo ko gën fuuf dossier Ousmane Sonko bii nii c'est une patate chaude te loolu bu eboo ngeen xam ko Bassirou Gueye moom nekkewu fi dara lu dul jaamu Macky Sall moom day gis lu mu war a liggéey moom Bassirou Gueye procureur de l'APR bu leen fi wax procureur de la République de wala ngeen wax procureur ku réer est-ce que comprendre ngeen jeu de mots bi may bëgg a wax pro mooy koo xam ne da nga jege nit comme ñu ne pro Macky pro Wade pro Sonko pro ki réer Macky moo réer moom pro ki réer la xaw ma ndax vous avez compris wala déet jeu de mots laay def nii quoi ci turam bi Bassirou Gueye mooy pro wu maanaam dafa sës pro Macky la Macky mooy ki réer pro ki réer de la réccu public parce que Sénégal amatul république Macky Sall yàq na république réccu public moom mooy pro ki réer de la réccu public wala de l'alliance pour la réccu public mooy APR moom Macky rek moom lu Macky bëgg moom la bëgg lu Macky bëggul bëgg ko moom bi mu fi toogee ba léegi depuis 2013 remplacé Ousmane Diagne ba léegi moom daal taalibi Macky Sall la quoi moom day tarbiyu Macky moom boo àndeek Macky da ngay def lu la neex da ngay trafiquer ay faux billets mën ngaa jaay drogue mën ngaa violer mën nga sàcc suñu ay kéwél du ubbi enquête day toog rek croiser les bras moom xam naa ne liggéeyam neex na moom liggéeyu dara Bassirou Gueye moom deful dara moom day toog rek moom daal Macky lay xaar ak ministre de la justice suñ ko waxee ne ko poursuivre kii mu poursuivre te dossier Ousmane Sonko bi dossier bi yëpp dafa vide te xoolal seen luñ ciy def énergie buñ ciy def bàyyi nañ seen yitte yëpp concentré ci dossier boo xamante ni c'est un dossier vide boo xam ne cabale politique la mensonge la suba ba ngoon te amuñ benn preuve nag PV yi jógee gendarmerie moo tax ñu waroon na jël affaire bi classé ko sans suite bàyyi noonu ne suñu deal bi baaxut waaye gars yi deal bi dafa raté quoi mais fu mu nekk nii dañ ko bëgg a traîner dans la boue takkal ko ci ban bi fexe ba ut luñ ko collé waxu viol moom waxatuñ ko léegi waxu viol waxatuñ ko xam nañ ne viol bi fen la léegi ña ngay wax nag xool nuñ koy jiiñee appel à l'insurrection ñeneen ñi nga xamante ni c'est des ennemis de Ousmane Sonko mooy waa APR yi alliance pour la réccu publique ñoom ña nga dem ca plateau télé ya di défendre Adji Sarr fenkat te Adji Sarr sax moom elle est fictive moom kenn gisu ko kan la Adji Sarr sax ñun de tur bi rek la ñuy dégg man mosuma gis Adji Sarr photo yi ñuy wan sax ñun wóoruñu ndax moom la ñu ngi ko jël denc ñoom lu ñu koy dencee koo xam ne dafa am ak problème benn citoyen sénégalais ne daf kaa violé kañ mais état lu si yoon ba mu koy jël di denc ji mais ñaata cas de viol moo am Sénégal te pourtant état masul jël ka jiñ nit ki viol dem denc ko ku kañ mën ngeen ko bàyyi seen kër su fekkee da ngeen ne dafa nekk en danger ngeen bàyyi ko seen kër boole ak ay policiers parce que kenn ku nekk am nga droit ci police aar la soo nekkee ci danger mais ñoom ñoo ko jël denc ko am na ñuy wax ne maître Dior Diagne moom mi nga xam ne mooy cerveau wu deal bi di ñaareelu Antoine Diome am ñuy wax ne da ko takk ci suuf mais loolu seen vie privée la suñu yoon nekku ci maître Dior Diagne ñu bëri ñu ngi ko siy tudd ne moom moo ko làq te moom sax moom biñ koy jiiñ affaire bi début bi dafa waxoon day porter plainte mais gisaguñ mu porter plainte ba léegi maître Dior Diagne gars yi ñu ngi xaar sa porter plainte bi de Dior Diagne ñu ngi xaar sa porter plainte bi sa plainte bi nga waxoon da nga koy def ñu ngi koy xaar ba léegi gisaguñ ko vous êtes très dangereux da ngeen a garaaw du ngeen xalaat sax yàlla quoi lii lan moo ko fi jar nguur yéen 2024 gi tax ngeen di rey seen bopp nii ak Macky mi ngeen di neexal nii pour bëgg ay poste mais
nguur gi day jeex. Macky mën naa dee suba wala gannaaw suba di yéenoo ma ko de man tamit mën naa dee suba wala gannaaw suba mais dee jombul kenn te nit bu dee rek jeex na boo dee de jeex na foog naa ku dee de mënatul dara lu ñuy def mooy dem yóbbu la gasal la dugal la ci biir suuf si takk la ak perkal laalal la ay parfum misk ak yooyu suul la jël peel yi dóor maasale tabax xabru ba tomb bi ñu tabax ko defal la tomboo jeex na. am na ñu fi nekkoon de ñu am doole sax ay buur ay ponkal sax yu am doole doon buum di buumi di jàpp nit ñi di tëj kaso di toroxal nit ñi di rey sax ay nit après ñoom mujj nañ dee. ana ñoom Mobutu dictateur bu soxor la woon ana mu deewut. ana kii nii Kadhafi dictateur la woon ana mu deewul donte rey wuñ ko rey sax jaaruwul dañ kaa tooñ rey ko mais dama leen di wan ne rek fii lépp loo gis dafay jeex ci àdduna kullu man alayha fanin lu dul jeex amut. ana Hosni Moubarak le puissant nekkoon Égypte am doole nga xam ne taxi sax boo fa duggaan doo ñemee wax man dem naa fa ay yoon taxi boo fa duggaan doo ñemee wax turam bi parce que dafa bëroon ay agent secret. Ben Ali l'homme fort de la Tunisie benn xale bu doon jaay ay fruits moo ko daaneel mu dem Arabie Saoudite fa la dee anamu suuluñ ko. moo tax gis nga Macky Sall li ñuy wax naan le pouvoir rend fou nguur dafay dofloo nit loolu moo ko dal moo ñu àndal di ko jay te Macky moom xam na ne du dara de mais dañ koy jay quoi muy jayee ko. li may wax nii tey wóor na ma ne sax su fekkoon mu ngi may déglu du sax bàyyi xelam danaan kii dafa bëri wax waaye dafa soof day fàtte sax man li may wax nii ay waxu yàlla ak ay waxu dee ak yooyu noonu moom yooyu yoonam nekk si quoi lu mu bëgg daal na ko def comme mu ngi dund quoi moom am na yaakaar ne moom day continuer di dund rek quoi immortel la loolu la jàpp. te gis nga gars yi naa la waxal si suñu gars yi benn affaire de gis nga gars yi bu ñu xasee ba accéder au pouvoir dañuy fàtte ay yàlla ak ay yonent beeg ay julleeg ay duñ julli duñ or ñu ci bëri lu leer laa leen di wax gëmuñ dara duñ julli duñ or comme ay genre Macky Sall yi boo leen gisee ñu julli xam nga fan lay nekk tabaski korite te loolu sunna la du julli farata ñu dem grande mosquée dem julli ji wala benn événement am ñu dem ci benn këru diine tombeek julli jumaa jot ñu taxaw julli waaye Macky Sall yéen xalaat ngeen ne dina toog ci palais ba waxtu julli jot mu jël satalaam jàpp dem julli ji daa gëm dara parce que yenn yi croyant du ko def ku gëm yàlla moo xam ngay jullit di chrétien di juif mais doo def yenn yi parce que yàlla dafa fonk nit da ngay am tamit kóllëre ak nit ñi nga jiite kóllëre googu mooy wa awfu bil ahdi innal ahda kaana mas'uula mooy li nga waxanteeg nit ñi nga koy def respecté ko ndax bu ëllëgee yàlla da la koy laaj c'est très important mais yooyu yëpp il s'en fout yoonam nekkut ci yooyu lu mu bëgg a def lay def te gis nga Ousmane Sonko mi ñuy xeex ni da leen a gën 1000 fois laa la wax ni du seen morom ci dara moo leen gën a set gën leen a sell sur le plan de la transparence religieux moo leen ci gën léegi moo tax nag comme mënuñ ci moom dara te amuñ benn lenn luñ ko mën a jiiñ ci wàllu ay détournement parce que géré wul dara jaar na impôt sàccu fa defu fa dara dafa set wecc amul ay kër yu bëri yu ñu ko mën a jàppee amul xaalis bu bëri ci ay compte bancaire léegi nag lu nekk def nañ ko may affaire 94 milliards yu mu doon jiiñ Mamour Diallo sax bëggoon nañ ko rouler dans la farine taqal ko ci quoi affaire bi sotti wut léegi nag ñu taxaw ne kii daal comme sax dafay oote ay affaires yi gëm yàlla ak ay jullite nañ ko jël ñu dugal ko ci affaire yi mërs jaxase ka ak sénégalais yi yàq dërëm wane sénégalais yi ne kii day nekk di weer nit ñi naan nit ñi dañoo sàcc nit ñi dañoo def lii te loolu muy wax dëgg la de waaye comme ñoom bëgguñ ku leen wax dëgg même ñu ànd ak ñoom tey ay Mamour Diallo ay ñeneen ñi sàcc ñëpp tey ay ñoom Aliou Sall même ñooñ bu ñu sàccee xaalisu Sénégal sax comme ñoom ñu ngi ànd rek ñoom dañ leen di protéger en commençant par le président de la République Macky Sall
moom mooy protéger sàcc yi moom. nga ne yow da ngaa jiite réew ma amul hôpital yu baax nous disposons pas de bon plateau médical amuñ ko Sénégal ñëpp xam nañ ne hôpitaux yu baax amuñ fi parce que ñoom si seen bopp ñoom ñuy jiite ak ñi ñu àndal far ñoom bu ñu feebaree France dañuy dem faju ji wala ñoom États-Unis ñu si ëpp sax France dañuy ñëw fajoo ñoo la ko gën a xam nañ ne Sénégal université yu bëri la waroon a am université Sine Saloum baa ngi nii kañ la wax ne la koy tabax ba léegi tabaxagu ko chaque région mënoon na am université ba ci département sax France da ngay gis ay communes yu ndaw day am université ay La Rochelle c'est une petite commune am na université Abdoulaye Wade sax visionnaire la woon parce que dem na ba Bambey def fa université mooy université Alioune Diop mais bi mu ñëwee mënoon na continuer yooyu mais ñun yooyu yëpp amuñ ci dara système sanitaire bi bon ku feebar dee soo amut ay moyens ñoom bu ñu feebaree daw bàyyi seen dëkk bañ leen dénk ñu waroon fa def ay hôpitaux yu baax ñoom dañ ko fay bàyyi ñoom dem France dem faju ji ñoom mais xam nga loolu kon yabaate la saaga la léegi nag ñu gis nit ñi ñu àndal ñoom di sàcc xaalisu Sénégal yi su Ousmane Sonko génnee dénoncé na diw sàcc na ñu ne Ousmane Sonko mooy ku bon ki quoi léegi ki baax moom mooy ki ànd ak ñoom te donte sàcc na sax des milliards et des milliards du contribuable sénégalais ñoom il le protège léegi nag ki nga xam ne mooy weer sàcc yi di incarner ay vertu yu baax ak valeurs yi moom la ñuy wax ne kii dafa bon mais yéen imaginer li ma leen di wax yéen a ngi comprendre quoi fu may waxee maanaam loolu dañoo dem ba yóbbaale ci ñoom sénégalais yu bari tey ba yow boo baaxee sénégalais boo baaxee ñu bañ la soo bonee ñu bëgg la di la promouvoir sooy def yëfu caaxaan yow la ñuy seetaan tey jii man su ma toogee nii di wax sama wax yi correct nii di indi ay alxuraan di indi référence am na ñoo xam ne bu ñu duggee sax dañu waay kii dafa soof waay bëgg ay waaraate quoi non sénégalais mu mel noonu waaye suñu indee Ouzin Keita ak Pawlish rek ñu dem seetaan ñu bàyyi ma fa dem seetaani ko mu am ay 10 000 vues à temps réel ñoom sax temps yi Ousmane Sonko moom wàññi na seen buzz bi quoi temps yi ñoom kenn déggatu leen parce que temps yi moom amatuñ buzz Ousmane Sonko ak Adji Sarr wàññi nañ buzz yu ñoom Ouzin Keita bi ak ñoom Pawlish waaw loolu dama si doon waxaale noonu pour tooñaale quoi léegi nag dëkk boo xamante ni dañuy gis nit ñu baax ñi di leen bonal ñu bon ñi nag ñu leen di encourager di leen wax ne yéen a baax Seydina Fall Bougazelli crime économique la def c'est un voyou criminel un délinquant jël faux billet ci xaalisu Sénégal bi ay milliards yore ko biir Sénégal di ko dawal di lor nit ñi di daane économie sénégalaise bi loolu mën na la waa BCEAO sax laa la wax ak waa UEMOA sax waroon nañoo mën a porter plainte sax état bu Sénégal ci liñ ko protéger nii parce que union économique des états de l'Afrique de l'Ouest lañ wax union monétaire économique des états de l'Afrique de l'Ouest foog naa noonu la UEMOA CEDEAO mooy communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest voilà mais UEMOA laa wax ñooñu rek Bougazelli daf leen a tooñ ñoom parce que ci espace bi la nekk jël fa ay milliards francs CFA jël ko di ci defar ay faux billets parce que député la dañ ko élire ci suffrage universel sénégalais ñoo ko tànn fal ko mu war a nekk référence nekk assemblée nationale di représenter peuple ba foofu mu dem di trafiquer ay faux billets ñu jàpp ko en flagrant délit ba pare muy corrompre pour gendarme yi pour ñu bàyyi ko kooku lañ jël tëj ko 6 mois parce que Macky Sall la àndul libéré ko Abdou Karim Sall ay kéwél lu Sénégal kéwél Oryx cher bu bëgg a dee nekk en voie de disparition benn bu ci nekk di jar ay 100 millions de francs CFA moom la jël sàcc ko pour yóbbu ko ci ranjam
nu mu ko doon transporter baaxul kéwél ya dee Sénégalais yëpp di wax Macky ne faalewuma leen wax leen ba dee je m'en fous. Alioune Sall di rakam ñu bokk ndey ak baay waa BBC l'un des médias les plus crédibles au monde les plus professionnels ay BBC ak ay Al Jazeera yooyu ay groupe de médias yu mag la yu ñëpp respecté duñ nekk sax di caaxaan ci ay information ñooñu ñoo ñëw Sénégal dafa reportage wane ne Alioune Sall sàcc na xaalisu Sénégal mu nekk scandale bu mag Alioune Sall boobu juge Macky Sall yi di def répression tey ci Sonko mi ñu ne dafa violé jiñ ko viol te du dëgg juge yooyu ñoom ñoo jël Alioune Sall lavé ko à grande eau jël ko raxas ko ba mu set wecc na Alioune Sall dafa dara luñ koy waxal du dëgg ay fen la setal Mamour Diallo 94 milliards léegi nag ki nga xam ne moo gën a baax nag ca ñoom muy Ousmane Sonko gën a tedd jub amul fenn fu ñu ko mën a épingler kooku nag lañ wax ne moom mooy ku bon ki ñoom loolu lañ jàpp ñoom nee nañ Ousmane Sonko moo bon ñoom baax nañ ak ñi doon sàcc seen gars yi ñoom Abdou Karim Sall mu sàccoon suñu kéwél yi ñoom Alioune Sall 6 000 milliards ak Mamour Diallo 94 milliards ñoom Siré Dia Mame Mbaye Niang Prodac Cheikh Omar Anne kudd borom ñebbe yi kilo 4000 foog na ñooñ nag lañ wax ne ñoo gën a tedd léegi nag ñi nga xam ne ñoo leen di dénoncer di wax ne ñii ay sàcc lañ nañ jël xaalis bi delloowaat ko ci Sénégal pour ñu mën ci am ay hôpitaux yu baax man ci tabax ay écoles yu baax abri provisoire jeex fi man ci defar ay tali yu baax a baax mën a créer ay emploi xale yi bañ a duggati gaal di dee léegi ñooñu xaalis boobu ñu sàcc si seen bopp lañ koy def di ci campagnal Macky Sall léegi nee nañ ñoo baax Sonko moom mooy ku bon ki moom ba tax na ñu dem dugal ko ci benn deal bu salte deal bi serveur bi mooy Dior Diagne maître Dior Diagne avocat doomi Cheikh Ousmane Diagne en face Assemblée nationale léegi nag juge yi nga xam ne ñoo setal ñoo ñëpp ñi nga xam ne ay sàcc yu leer nañ ak ay bandi may ki nga xam ne mooy Bougazelli liberté provisoire juge yooyu ñooy acharné wu tey te ñoom nee nañ yoon lañu war a àtte de ñoom ñoo ne Ousmane Sonko mooy ku bon ki moom ba tax na juge 8e cabinet bi muy Mamadou Seck nga xam ne ci deal bi la bokk moom mu ngi yàkkamti jël si Ousmane Sonko pour dóor ko mandat de dépôt pour ubbi instruction parce que dañoo criminaliser viol loolu la bëgg Ousmane Sonko ne leen loolu du fi amee duma leen ko may bu ngeen jalgatee yoon man duma uyu ji parce que sama levée immunité parlementaire jaarul ci yoon parce que x ngeen yónnee assemblée nationale te man duma x léegi nag lu ci des mooy nee nañ ko bëgg a jaay doole dama jële ji ko par force moo tax ma bëgg a lancer appel bépp sénégalais nañ jóg jël suñu responsabilité lu ñuy xeex du Ousmane Sonko moo tax ñu koy xeex mais liberté la ñuy xeex ak indépendance parce que ñun nous sommes pas indépendants dans notre propre pays yow nga nekk sa dëkk te amoo fa indépendance justice bi dafa jeng ku ànd ak Macky Sall loo def dara du la ci fekk boo àndut ak Macky Sall ñu tooñ la tëj la ci kaso gi te juge yooyu noonu après ñoom dañuy dem toog ci seen ay kër yu rafet gis nga juge yi ngeen di gis nii juge Macky Sall yi nga xam ne Macky bu amee contentieux ak adversaire bu mu bëgg a liquider ñoom lay jox dossier ak procureur la illah ñooñ boo demoon seen ay bien ñooñ lu ñu am seen salaire xaaju ba lañ koy may ñooñ ci condition yu bien lañ nekk doo xam fu ñu dëkk ay juge Mamadou Seck ak ay Malick Lamotte ma sànkoon Khalifa Sall àtte ko tëj ko 5 ans nga xam ne dafa juge Khalifa Sall joxe jugement bi rek daw pour moom gars yi dañ koy song waa Sall gis nga ñooñu condition yu bien lañ nekk ak waaja ki nekkoon tribunal de kii bi cour d'appel Demba Kandji nga xam ne moom moo jàllale Macky Sall premier tour ci résultat provisoire yi nga xam ne bi mu koy wax sax da doon lox nii bi mu ñëwee ba ci parti olof bi xam nga moom dafa dégg olof parce que bawol olof yi leer nañ ñi lay wax
lu ñëw ba ci parti olof bi da doon trembler moo tax def dafa garaaw dafay feeñ ñooñu tey ñooñu lay Macky Sall di jël instrumentaliser leen pour ñuy dal ci gor ñi nit ñu baax ñi nit ñu tedd ñi ñu sell ñi ñu bon ñi nag ñu tilim ñu xasaw ñu bon ñi ñu jël leen nag ne ñii ñoo baax moo tax lu aaya ba wax rek innal muluka iza daqalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla innal muluka naka nguur gu bon iza daqalu bu ñu xarefee boobu nag olof bu xóot la sama turandoo mooy firee noonu alxuraan mooy bu ñu duggee iza daqalu bu ñu duggee qaryatan ci dëkk afsaduha dañuy yàq dëkk ba ja'alu ñu def a'izzata ahliha ñu gën a tedd ci dëkk ba azilla ñu toroxal leen comme ñoom Ousmane Sonko ñoom Khalifa Sall nit ñu baax ñi nga xamante ni dañoo jub léegi nag ñi gën a bon nag ñoom la ñuy jël nag ne acca yéen yéenee ñu tedd ñi nag teddal leen quoi c'est catastrophique ba pare sénégalais yi nangu ko quoi ak problème yi ñuy jànkoonteel yépp moo tax ma ne xam nañ ne Ousmane Sonko moo leen gën gis nga dal Ousmane Sonko sax moo leen gën dinaa am benn anecdote bu ma leen nettali ci Ousmane Sonko ma bëgg ngeen bàyyi ma xel bu baax a baax Ousmane Sonko bi mu demee université Gaston Berger li may wax nii dëgg la de nekkul lu ma inventé avant Ousmane Sonko di créer parti laa la wax de avant ñuy créer Pastef ba ko koy jox lañ ma ko nettali man ku mu bokkaloon nekk université moo ma ko wax bokkuñu woon nag benn faculté parce que kooku moom médecin la sama xarit la du ma tudd turam mu ngi Dakar instant bii c'est un professeur sax day jàngale université ba pare nekk ci benn hôpital di fa servir kooku la ma moo ma nettali benn jour c'était en 2012 ne ma am na ku ma bokkaloon université Gaston Berger mais xaw ma woon Ousmane Sonko la de bi Ousmane Sonko melee nii la ma wax ne ma moom la ne ma ku ma la doon nettali moom la mu ne moom Ousmane Sonko bi mu ñëwee première année université daara Serigne Moxsin Diop bi nekk Ndar dafa dem di jàng alxuraan te alxuraan xam nga jàng ko ci mag day métti dafa métti alxuraan yombul il faut nga nekk xale pour mën ko jàng mu yomb jàng yëpp sax ci xale la gën a yombee Ousmane Sonko bi mu amee bac première année université la dem daara sëñ Moxsin Diop jàng fa alxuraan ba mokkal alxuraan dem di jiite ci jàkka ja nekk université Gaston Berger def ci yitteem ba mokkal ko xam diineem gis nga moom discours yi muy def nii yëpp ak cee mënoon di dugal ay aaya alxuraan mais du ko def sax du ko def kon Sonko lu mu leen gënee dafa bëri te gis nga li ñu ko taqal nii ñoom ñi koy def ak ñoo bëri ci nguur gi gis nga seen bureau yi boo ko duggee canapé ya nga fay fekk li ñuy wax promotion canapé lu ñu ciy rendi ci ay xale jigéen man de lañ ma nettali Dakar yëpp ci ay kilifa yoo xam ne ñu ngi ci nguur gi xam naa nag ku ko dégg dina foog damay sos mais billaahi wallahi tallahi sosuma gars yi nekk ci nguur gi lu ñuy def ci seen bureau yi buñ ko filmé woon ba génnee ko wala xale jigéen yooyu dem dévoiler leen ah wallahi kon gémmiñ loxo dina dar gémmiñ def nii billaahi bu xale jigéen ñi doon déballé di def ay déballage ci li ñuy seq ak ay ministres ay directeurs généraux ay PCA ay député ah ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci nguur gi am responsabilité kon dëkk bi toj Ousmane Sonko moo leen gën fuuf dal Ousmane Sonko sax moo leen gën loolu moo tax nag ñu bëgg a takkal deram wan sénégalais yi ne leen Ousmane Sonko mii di oote ay jub di oote ay diine du dara ku bon la dafa bëgg jigéen day bàyyi ñaari jabaram dem di doxaan ay xale yu ndaw di dem ci ay salon de massage ba pare di stigmatiser salon de massage yi te salon de massage yi nit ñaa ngi fay dem ku mu neex nga dem ci salon de massage man mii bu ma neexee ma dem ci salon de massage
Ousmane Sonko bu fekkee ne dafa dem ci salon de massage boobu noonu lu ko waral daf doon moytu gars yu bëri ñu ngi naan Ousmane Sonko moytuwul mais moytoo ko yóbbu foofu parce que dafa gis ne foofu discret na xëy na gars yi duñu am accès fii fekk ma fa loolu la foogoon billaahi dafay gars yi ñu ngi ci tànkam Adji Sarr benn xale buy taxawaalu la xamante nag Sidi Ahmed Mbaye neveu Maodo Malick Mbaye bu directeur ANAMO nommé par décret bu Macky Sall Maodo Malick Mbaye boobu jarbaatam nga xam ne mooy ànd ak moom ci mouvement gëm sa bopp dégg naa sax ñu ne Maodo Malick Mbaye mujj na rejoindre sax APR parti bi waaj a daanu ngay dem di ko rejoindre jaaxal na ma man léegi nag Sidi Ahmed Mbaye boobu moo xamanteeg Adji Sarr ne ko maay maase président Ousmane Sonko mu ne ko nañ exploiter affaire Sidi Ahmed Mbaye dem gis ponkal yi wax ak ñoom xam naa ñoom yaa xam Mbaye ak maître Dior Diagne nga xam ne magu yaa xam Mbaye moo nekkoon jëkkëru maître Dior Diagne ñu gis Adji Sarr ne ko léegi il faut ñu jéem a teg dil Ousmane Sonko wax ne daf la doon violer promettre ko ay affaire Adji Sarr xale la victime la sax ne ko boo ko defee dinañ la defal lii ak lii ak lii état dafa am doole loolu mu nekk benn deal boo xam ne ñoom entre Yakham Mbaye Dior Diagne ak Antoine nga xamante ni moom il est nommé ministre de l'intérieur uniquement pour tas parti Pastef léegi nag bu ñu yëgee loolu dañ naan nañ liggéeyal président Macky Sall dina kontaan après léegi nag far deal ba nag baaxut un crime n'est jamais parfait daf yëfu cuune ku dégg ne Ousmane Sonko violé na nga ne du dëgg ku ko dégg da naan non du dëgg léegi nag Sidi Ahmed Mbaye Dior Diagne ak ñu ci tudd ñooñu ñoom dañ leen a bëgg a setal ñoom ba pare def répression ci kaw Ousmane Sonko ba dégg naa sax procureur bi neen nañ jàpp ji xadi borom salon ba Khady Diagne parce que Khady Diagne dafa setal Ousmane Sonko quoi Khady Diagne dafa gore te risque bu mag la jël dafa mérité sax ñu protéger ko dégg naa Adji Sarr moom boole nañ ko ak ñaari élément bu BIP brigade d'intervention polyvalente bu police pour ñu koy garder te dégg naa ñu ne ma nga Gambie ci benn hôtel loolu de la gars yi wax xam nga ñoom sama gars yi ay bandi lañ état nous avons affaire avec des voyous pardon maa ngi jéggalu un état voyou des sanguinaires ñooñu lañu amal affaire de ils sont capables de tout léegi nag Adji Sarr mi nga xam ne moom lañ fenloo ay fen prémédité seen ay fen seen ay sos ñëw sosal gor gi ku tedd ki di Ousmane Sonko léegi Adji Sarr moom la ñuy protéger moom bàyyi Ousmane Sonko bàyyi Khady Diagne mi nga xam ne moom dafa wax dëgg rek te yàlla tax jëkkëram Ibrahima Coulibaly dégg naa dafa génn sax di jënd ji ci boutique bi ñu sànni ko xeer dégg naa xaañ ko xam nga ne ñooñu tey buñ nekkoon ay nit ñu bon tey ba takkal Ousmane Sonko ba confirmer li Adji Sarr wax rek yàqu na kon Ousmane Sonko yàqu na kon buy set àllaaxira lay setee ji àllaaxira lay setee ji mais yàlla dafa bëri sutura te benn jour maa ngi leen doon nettali sama live yi njëkk ci dossier Ousmane Sonko ma ne leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko doon fexeel waa Màkk di réunion ku nekk joxe sa xalaat magum najab ne la sa xalaat baaxul am ku xalaat ne léegi nañ jël ay jaasi yu bees jox ko ay xale ñu fekk yonent bi fu mu tëdd ñu caw ko ba mu dee Jibril ñëw wax ko yonent bi ne ko gars yi ñu ngi lay fexeel mu wax Alioune na ko dama tëdd sama place nga sangoo sama mbàjj bi bu ñu la reyee ma garanti la àjjana Alioune dem tëdd bi mu tëddee gars yi ñëw magam na jot ñëw na lii couverture yonent bi la dem mbàjjam bi la mais du tëddee nii Alioune muri mbàjj bi ne leen borom néeg beeg borom mbàjj bi nekkuñ fi rey leen ma gars yi ne ko duñu la rey parce que jotee wuñu ak yow dara
yàlla wàccee benn aaya wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yaxrujuuka wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu xayrul maakirin wallahu xayrul maakirin boobu noonu wallahu xayrul maakirin boobu noonu yàlla wax yonent yàlla bi na ko yaa ngi fàttaliku bi la yéefar yi bon yi dikkalee ñu mel ni ñoom Macky Sall ak ñoom Dior Diagne ak yaa xam ak seen bande d'association de malfaiteurs boobu bëgg la séquestrer tëj la ci néeg bi nga étouffé dee wala ñu ray la caw la ay jaasi ba nga dee wala ñu génnee la takk la ci ay gërëm di la diri ba nga dee ñoom dañoo fàtte ne xanaa seen pexe yooyu noonu pexe yàlla moo ko ëpp doole te pexe yàlla moo gën Ousmane Sonko loolu lañ lay wax wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yaxrujuuka wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu xayrul maakirin Ousmane Sonko loolu lañ lay wax seen deal bii nii képp ku ci bokk yàlla na la yàlla weer digg bëccëg yàlla na la yàlla toroxal digg bëccëg ba nga torox na tott parce que tooñ baaxul adversité politique jarut lii parce que politique affaire u àdduna la te président boo xam ne dangaa wax ne yow bii mooy sama dernier mandat loolu da lañ bind ci constitution bi le mandat présidentiel est de 5 ans renouvelable une fois et nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs xam naa xale yi def sem 2 sax léegi mën nañ kaa tari loolu léegi yow nga ne ci constitution bi dañoo wax ne kenn amul droit def ñaari mandat ku nekk benn ngay am renouvelable yow ñëw nga def nga 7 def 5 léegi bi mooy sa dernier mandat léegi looy xëccoo bay teg dil ay adversaire politique kon xanaa lu ñu lay waxal da ngaa bëgg a def 3e mandat kon dëgg la kon loolu mooy dëgg ji kon ku ñuy tam dëmm fekk la ngay soccoo yeelu xale mais yaa weer sa bopp Macky Sall dañ koy tam dëmm fekk ko mu yore benn liiru xale di soccu le sorcier Macky Sall c'est un sorcier hein? Il est très dangereux waa jooju non yéen xamu leen waa jooju nguur jaral na ko lu nekk jaral na ko sax ray nit fu mu nekk nii bu ma doon dóor bal Ousmane Sonko tël mu dee da koy dóor bal mu dee mais di nga xamante ni ku yàlla defar kenn du ko yàq min def du ko yàq Assane boobu nee na garab gu nar a doon penc ba gis ko ba gor ko moo jafe mooy woyam boobu muy woy naan bañ nit ki warul tax nga koy tuumaal di ko def loolu di ko waxal lu mu defut wala nga koy jiiñ lu mu defut woyam boobu woy bu am solo la moo tax xale yi nii di woy ñoom Wally Seck ak Sidi Diop nga xam ne yéen a yore musique bi léegi war ngeen a roy ci grand yooyu noonu parce que woy yu am sens lañ doon woy bañ nit ki warul tax nga koy tuumaal lu mu deful c'est très important lu jar a bàyyi xel la voilà kon gars yi loolu laa amoon tey li ma doon indi tey ci live bi j'espère que kontaan ngeen macha allah ñu ngi ñaan yàlla daal ne Sénégal yëpp mobilisé wu ñu jóg jàppale président Ousmane Sonko jigéenu Pastef yi tamit macha allah gàcce ngaalaama seen xeex am na solo yéen a ngi xeex pour président Ousmane Sonko yéen a ngi xeex pour la démocratie sénégalaise bañ jàpp leen ci xam ngeen ñu ngi leen di jaajëfal vous êtes courageuse voilà donc du courage encore une fois na ñëpp jóg taxaw xeex xam ne xeex bi xeexaluñ ko Ousmane Sonko mais dañ koy xeex pour la démocratie sénégalaise pour la bonne marche de notre république asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.